Mbokk ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar ci suba si di rafetlu encore une fois waxtu bi bu jotee ngeen ànd ak ñun ci li nga xamante ne mooy waxtaan bi nga xam ne ñu ngi koy def rek mu soxal ba tey lépp luy xeex bi nga xam ne Sénégal mu ngi koy def jëm ci coronavirus ci kanam ñu dem ministère de la santé jël it li nga xam ne mooy point du jour fekk fa it également suñu ndaw ci kanam lay doon waaye tey ci waxtaan bi dañ ci ànd ak docteur Abdoulaye Tine nekk président Union sociale libérale nekk it avocat au barreau de Paris maître dalal jàmm ci plateau bi. soxna Arame maa ngi lay fay di la jaajëfal ci dalal bi. jërëjëf maître tey dafa am aspect bu spécial boo xamante ne ci loolu la ñuy concentré wu ci waxtaan wi balaa ñuy dem ca ministère muy collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés du Covid-19 ñu taxaw ñoom daal ne li ñu bëgg jamono ji mooy ñu delloo si néew yi nga xamante ne doomi réew mi lañ te ñu ngi nekkee seen bakken ca biti réew mu mel ni da nga jàpp ci xeex bi. waaw lu tax ma jàpp ci xeex bi dama jàpp ni xeex bi xeexu Sénégal yëpp la lu tax ma wax ko moom mooy fii ci Sénégal yàlla moo def pas mi dal suñu kaw. dal ci kaw àdduna ñun ñëpp ñuy ay doomu réew mi la plupart du temps Sénégalais yi nekk ci diaspora bi du seen coobare moo leen fa téye bu ñu sañoon fii la ñuy nekk. bu yàlla defee lu mel ni am. ma jàpp ni fii ci Sénégal autorité yi boo xoolee képp ki nga xam ne génn nga àdduna muy Covid 19 wala leneen dañ lay jël jébbal la suñu borom ci sët yi nga xam ne yéena ko tànn wala sa famille ñoo ko tànn. ma jàpp ni tey bu ñu demoon bay jël dogal bu toy nii il fallait mu am cëslaay bi moom mooy lan mooy fallait mu am justification scientifique. D'accord. sauf que ba sànq ci suba gouvernement bi ñoom génneeguñu benn justification scientifique OMS ci boppam bañu ko moom nee na moom jëlagul dogal ci loolu léegi ñoom ñu xëy bëgg a tënk Sénégalais yi ne képp ku ci nga xam ne jënd nga àdduna dootuñu la indi fii. te réew yi ñu nekk bañu ñu indi leen. réew yi bañuñu ko réew yooyu ñoom ñu ngi jël seeni néew di ko indi. mais surtout compagnie aérienne yi ci boppam ñu ngi continuer di def transfert yi et puis loolu boo xoolee moom mooy science ci boppam moo ko war a lal gis nga ci doxalin bi moom mooy képp ku génn àdduna dafa am benn protocole funéraire bi nga xam ne compagnie yi nga xam ne ñoo lay transféré déjà dañ ko war a wormaal protocole boobu moom mooy lañ déjà mooy certificat de non contagion bi nga xam ne dañ koy joxe bu dee maladie bu contagieux la comme Covid 19 léegi yokk nañ ko ci liste yi boobu yoon dafay wax ci yan anam la ñu war a defee cercueil bi bu ñu defee cercueil bi après dañuy plonger corps bi ci ay produits antiseptiques yi nga xam ne maanaam am na ay xarale yi nga xam ne finalement dootul am benn xeetu lor bi nga xam ne mën na ci jóge léegi bu ñu jëlee loolu compagnie aérienne ci boppam daa am li leen tënk muy benn règlement sanitaire international ñu ciy lalu tey fii code de la santé wu Sénégal bi moom rek moom ci la ñu waroon a mën a sukkandiku pour bañ loolu mais code de la santé bi article 21 bi dafa ne bépp genre mesure bu mel noonu ñu ngi wékku ci dogalu OMS ñoom jàpp nañ ni tey amul benn certitude scientifique bi nga xam ne wane na loolu et puis boo xoolee ñu def benn méngale ak beneen xeetu maladie bu mel ni virusu sida. jàpp nañ ni nit ku amoon sida même bu génnee àdduna virus bi mënula dund lu weesu 6 heures de temps c'est-à-dire juróom benni waxtu ci yaram bi et puis loolu boo ko jëlee teg ci firnde ministre Amadou Ba lu mu wax en tout cas ci point yi nga xam ne gis nañ ko mu génn def ko moo di ne fii nii suñuy scientifique wala professionnel de la santé fi nekk ñoo digle ñu bañ a indi ñooñu. waaw loolu bu ko waxee moom version la mais amul benn document bi nga xam nga yoon ndaam lu ko la. état de droit moom mooy boo ñëwee tey ngay tere dara da nga war a jël benn dogal fësal ko muy benn décision formelle ñoom au lieu ñu jël dogal lu ñu jël moom mooy communiqué de presse jox leen ko communiqué. état de droit du loolu moo ko laal parce que décision bi nga xam ne ak yelleef yi nekk en cause yooyu dafa nekk ay àq yi nga xam ne yoon daf ko protéger. bu ñu demee ba koy dakkal dañu war a jël dara jël dogal bi publier avis médical bi léegi ñoom bu dee wóolu nañ li ñuy wax
nañu fësal avis médical bi. ñi nga xam ne ñoo leen di xelal ay médecins lañ loolu amuñu ci xel ñaar mais aussi ñun mën nañu am suñuy experts yi nga xam ne mën nañ ñëw. ñu jàpp nga ne tey dañoo violer droit sénégalais yooyu. nga xam ne non décision boobu moom amul ci cela wékkuwul fenn. comme wekkuwul fenn nag mënuñu ko nangu parce que am na lu mat juróom-benn fukki néew yu nekk ci àdduna bi di xaar donc maanaam kuréel gi nga xam ne mooy collectif bi ñu ko teg ay médecins lañ ay avocats lañ ay immigré lañ mais ñoom ci seen bopp ñoom ñëpp tey waxatuma la seeni néew mais ci seen bopp ku ci nekk mbir mi def la jaxase parce que kenn xamul suba fan ngay yem. donc loolu moo tax ñu jàpp ni décision yu mel nii mënuñu nangu. ñuy salfaañe ak yelleef. alors dinañ ñëwaat ci yow maître ci kanam tuuti ñu dem teewlu docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ci point bés bi. Ce mercredi 6 mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,79%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 100 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire et répartis entre Pikine 1, Ben Tally 1, Sédhiou 1, Vélingara 1. 23 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 6 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fann et de l'hôpital principal. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, le Sénégal a enregistré son 12e décès lié au Covid-19 le mardi 5 mai 2020. Il s'agit d'un homme de 37 ans. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale prie le bon Dieu pour son repos éternel au paradis et présente à sa famille éplorée ses condoléances. À ce jour, 1433 cas ont été déclarés positifs, dont 493 guéris, 12 décédés, 1 évacué et donc 927 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle, les gestes barrières. Je vous remercie. Asalaamaaleykum askan wi maa ngi leen di jottali lim bi ñu am tey ci mbas mi ñu naan Covid-19 ci fii si suñu réew ci àllarba tey bi di juróom-benni fan ci mois de mai 2020 jot nañu résultat virologique yi ci junni ak téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaar test yi nga xamante ne def nañ ko téeméer ak ñeent dellu si nañ ànd ak doomu jàngoro ji ci yooyu téeméeri contact am nañ ko mooy yi nga xamante ne ñu ngi koy saytu te di ko topp ci suñu bërëbu liggéeyukaay yi ñeent ci ñoom moom la ñuy wax cas communautaire ñu ngi ci diiwaan yi Pikine am na benn Tally am na benn Sédhiou am na benn Vélingara itam am na benn ci malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital feebar ñaar fukk ak ñett ci ñoom bi ñu leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag juróom benn cas grave yi nga xamante ne ñu ngi ci service réanimation yi hôpital Fann ak hôpital principal ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci malade seen wér-gu-yaram ñu ngi am tan comme niñ leen ko waxee démb ñu ngi am nakar di leen wax ne Sénégal amaat na beneenu nit bu génn àddina mooy tax mu toll léegi ci fukk ak ñaar kooku nag waxambaane bu am fanweeri at la ak juróom-ñaar ñu ngi jaale waa këram te di ñaan yàlla xare ko àjjana ci bésu tey bii dalee ko ba mbas mi ñuy wax Covid-19 ñëwee ci Sénégal ba léegi ñu ngi toll ci junni ak ñeenti téeméer ak fanweer ak ñett ci li nga xamante ne ñooy ñu am doomu jàngoro ji ci yooyu ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett
wër nañu. fukk ak ñaar génn nañ àddina, benn delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon. ci ñi nga xamante ne ñoo tëdd tey ci lal hôpital feebar ñu ngi toll ci juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar. ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi ne lépp loo xamante ne mun nañ ko def te ñu digtal leen ko ngir feebar bi ñuy wax mbas mi Covid 19 dootul dugg ci Sénégal te bàyyi wàllante bi itam loolu yëpp ñu ngi leen di ñaan ñu def ko. rawatina ni ñu leen ko waxee woon suñu mag ñi suñu yaay yi suñu papa yi suñu tante yi nañu def lu ne pour ñu toog ci kër gi bañ a génn lu bari ci mbedd mi. rawatina tamit xale yi tamit nañ leen di gën di topp di saytu ngir bañ leen indil jàngoro ji ñu ngi leen di gërëm di leen di sant wasalaam. jërëjëf ñu fekki Pape Fara Gningue. Pape gannaaw ba mu la nuyoo tey am nañu limu cas positif boo xam ne mosuñu ko am naam bu dee test yi yokku na 104 la ñu wax ci bés bi leneen nit loo xamante ne ni mën nañ koo jàpp moo di ne amuñu benn certitude ci feebar bi ndax dañ ñu doon wax mag yi la gën a sonal waaye tey 12e personne bi ñàkk bakkanam 37 ans la. jërëjëf Aram maa ngi lay nuyu di la ziar déggante bi nag moom moo neexul xëy na moo tax mu am bile décalage te ci loolu nag li ñu mën a jàpp wax nga ko waaye nag gis nga li ñu def ci test xaw na bëri 1182 mais amoon na bu ko fi ëpp tey nag am na benn record romb nañu téeméeri cas téeméer ak ñeent ci cas la ñu am loolu nag wane na naam bëri na sakkan na mais ci taux de positivité 8,79 yeggagul 10 kon ba léegi ñu ngi laaj li nga xam ne moo nekk pic bi ci diggante boobu la ba léegi téeméer yi heureusement cas contact la suivi ñu ngi leen di xool ñeenti cas communautaire naam gis nañ leen xam nañ leen mais xamuñu ko leen wàll kon ci diwaanu Pikine foofu ñooñu war nañoo redoubler d'effort ca benn tali Sédhiou ak Vélingara Sédhiou gis ngeen ni nga xam ne noonu la fa mbir ma daal di duggee mais Aram lu ñuy gën a seetlu lu cas yi di gën a yokku cas grave yi di gën a yokku naam fii ba ñetti nit ñàkk nañ seen bakkan teewut ba léegi cas grave yokku na ndax démb 5 la woon tey am na keneen ku ci ñëw muy 6 loolu moo tax nag ñuy wax ne ñi nga xam ne ñooy mag ñi ak ñi ci feebar ndax kii am fanweeri at ak juróom-ñaar moom amoon na beneen feebar boo xam ne moom moo nekkoon ci moom ñuy ñaan rek yàlla xaare ko àjjana di jaale ay mbokkam mu nekk lu doy waar mais Aram léegi nga xam ne ci bi ñu amee mbas mi ba léegi ñu yegg junni ak juróomi téeméer nag loolu nag jamono ji ndax ñu ngi 1433 waaye tamit ci ñuy wër léegi ñu yegg ci juróomi téeméer waaye leneen li ñu mën a jàpp tamit Aram léegi ñu yegg ci junni ñoo xam ne dañ leen di faj ndax juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar bëri na naam du ñëpp ñooy nekk ci kër docteur yi am na ñoo xam ne signes yi dafa génnagul bu baax mais ñu ngeeg doomu jàngoro ji ñooñu la ñuy jël yóbbu leen ci centre yaa ngi dégg ni nga xam ne noonu leen ko dem waxee am na benn question bi ma dem laaj ñi nga xam ne tamit dañoo wér war nañoo am suivi bu ñuy def ci ñoom parce que dégg nañ ne rechute bi dafay am maanaam am na ci ñoo xam ne peut-être feebar bi dalaat leen ñooñu ñoo war a gën a maytu ñooñu noonu danoo nekk ñoo xam ne ñi nga xam ne tamit war nañoo nekk ay porteur de voix ndax xam nañ ne feebar bi am na ndax am na ñoo xam ne gëmuñu ko te nee nañ fi Sénégal am na 4 façons virus te loolu nag dina nekk loo xam ne dina xaw a méttil xeex bi kon prise en charge bi bu ñu continuer nii di am ay 1000 cas état tamit dina dem ba sonn dina métti kon il faut que ñu jël geste barrière yi ni ñu koy waxee def ko continuer lii di sensibilisation yi ndax boobu ba léegi tamit gis nañ ne cas communautaire yi 4 5 diggante yooyu lay nekk loolu tamit nekk na loo xam ne lu baax la loo xam ne tamit mun nañ cee teg loxo daal di koy bàyyi kon yaakaar naa ne jàngat yi li ñu ci mën a def rek te nga xam ne am na ko moom moo nekk léegi ñu yegg junniy nit ñoo xam ne ñu ngi ci kër docteur yi ñu leen di saytu pour faj leen léegi tamit ñu yegg junni ak juróomi téeméer ñoo xam ne ay cas positif la ñu kon jamono ji tey lim bu takku la ñu am mu nekk lim bu doy waar 13h incha allah Aram naa dellu si yaatal gannaaw ba ma duggee ci terrain bi xool yu bëree bëri ñu ngi coow artémisia ba léegi dinañ ci gën a xuus ndax nag nit ñi lu leen faj la ñu gën a bëgg ak leneen loo xam ne ñëwaat na fi ñu daal leen koy jottali ñu bàyyi la nga wéyal sa émission point corona bi. jërëjëf Pape Fara Gningue ñu dellusiwaat rek ci suñu gan di maître Abdoulaye Tine maître noo gisee situation tey bés bi. waaw situation bi en tout cas day continuer di yóbbu Sénégalais pour ñu delloo ci seen xel mais aussi daf ñu war a pousse
ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñi nga xam ne ñoo ngànk nguur gi ñu xolaat seen stratégie seen i doxin. lu tax ma wax ko moom mooy tey gis nga ko lim bi ñu am daanaka mosuñu ko am. loolu lu muy firnaal moom mooy jàngoro jàngi continuer di law ci suñu biir dëkk. dama gis ne man ci li ma jàngat bu ma def ci stratégie anti Covid gouvernement bi dafa am ay sooxe. sooxe bu ci njëkk moom mooy ñëpp jàpp nañ ne crise sanitaire la ñuy dund mais au lieu ñu traiter prioritairement crise sanitaire bi man ci nu ma ko jàngatee ñoom crise alimentaire la ñuy traiter loolu ma ne ay sooke la inversion des logiques la lu tax ma wax ko moom mooy dimanche. dama waxtaan ak benn fajkat sànq ci point corona bi jëndee nga fi ay cas pour Pikine mu ne ma moom day faj foofu Pikine hôpitalu Pikine bépp masque bi nga xam ne ñu ngi koy utiliser ñoom ñoo koy jëndal seen bopp dégg nga boo xoolee Mbour hôpitalu Mbour tey am na 22 aides-soignants yi nga xam ne ay personnel de santé en tout cas yi nga xam ne dañ leen mettre en quarantaine parce que dañu nekk en contact waxuma Roi Baudouin ak yeneen yi nga xam am nay risque loolu dafa war a pousse gouvernement bi ñu delloo ci xel yi mais redéfinir priorité yi priorité bi moom mooy lan moom mooy ndaam ñoom dañuy jàpp ni guerre la man dama jàpp ni calamité la mais même bu nekkee guerre war a tax ñu sacrifier suñuy soldats ñan lañ matériel bi leen di protéger mooy matériel bu leen di protéger benn ñaar mooy masque yi dafa war a doy dara warta manqué alors que équipement boobu matagul alors que camions yi ñu ngi dem fu nekk ak loolu dafa war a am benn stratégie ciblée xam nga ñoom dañu am stratégie mais amuñu tactique guerre nag ñaari pàcc la stratégie c'est la pensée mooy lu ñu leen di présenter lu ñu leen di wax tactique moom mooy ngay xool nan la mbir mi di lawee bés après bés nga koy cibler di riposter comme armée buy xeex bu dee ñoom dañu jàpp ne ci guerre la loolu amul ci organisation bi beneen bi moom mooy aussi seen conseil bi parce que man dama jàpp ni mbirum xeexu Covid-19 mënta nekk exclusivement benn affaire wu expert parce que experts yi ñoom dañuy jàpp ni ci seen xam-xam ci la màcc wax président fii la mbir mi toll mais bu ñu fàtte ni décision bi président moom moo koy jël dogal bi et puis bu jëlee dogal bi. di koy wekk ci li experts yi wax. wekk ko ci lu experts yi wax mais experts yi du ñu génn di wax ne président toppuñu. lu tax ba wax ko xam nga boo waxee guerre dafa war a am leneen luy muy wundu maanaam da ngay am dégg-dégg dafay am propagande guerre donc am na des risques d'arrangement avec la vérité. gis nañ fii matériel médical amul woon Ziguinchor. Il a fallu que le professeur Seydi génn ñu ne déet waxu kër biir kër lay des ñuy def benn organisation mbir mi duggaat ci yoon ce qui veut dire que tey dañu war a ubbi kuréel gi nga xam ne ñoom moom la ñu yor et dama jàpp ni aussi warta nekk occasion pour parlement bi confiné wu parce que parlement bi contrairement ak posture bu ñu nekk nii tey la ñu waroon a gën a taxaw parce que tey président moo ñuy présenté point corona à travers ses services de santé ndaam ñi nga xam ne ñooy liggéey ak moom ñoo xare lañ nekk ci directeur de cabinet bu ñuy wax du ñu xam ndax docteur bi mooy wax wala directeur de cabinet bi mooy wax sénégalais yi dañuy jël lépp lu ñuy dégg nga beneen bi moom mooy comme mbirum corona Sénégal yëpp la ñun ñëpp parce que suñu destin la waruñu ko bàyyi ci ay loxo politique dañu ko war a génnee teg ko ci place publique bi ñu koy waxtaanee ñu mën a am aussi benn débat contradictoire mais nii tey nan la ci mën a politiquer parce que foofu noonu chaque fois mën nañu ko wax nii roba mais ci ban anam parce que li ñuy gis mooy wax nañu kaa yi naam bu dee dugguñu bu baax si yan zone la ak ñoom seen loolu tamit xamuñu ko peut-être pour éviter stigmatisation bi yem rek ci localité bu mu am mais bu ñu nee politique la ñu jiital te instant bii nii lan mooy enjeu bi finalité bi lan la non waxuma ne politique la ñu jiital nekkul njaaw jort mais dama wax ci doxin parce que amul kenn ci nga xam ne mat na président ci boppam moom kese mënul yenu mbirum corona bi d'autant plus que amul premier ministre alors que dëkk yépp premier ministre mooy génn di wax tey président suñu constitution mayuñu assemblée nationale woo ko ne ko fan la tolluwaayu dëkk bi nekk ci mbirum mbas mi nga xam ne mooy Covid-19
bu dindiwul woon poste premier ministre nag premier ministre assemblée mën na ko woolu ne ko dogal yi ngeen jël yépp jox ñu justification scientifique bi mais aussi tey beneen problème bu am moom mooy problème mu confiance bi nga xam ne bu ñu ko réglé wul problème mu défiance lay nekk maanaam dañuy dem ba fippu dañuy dem ba di diirante mbagg ak pouvoir bi moom mooy lan boo jëlee ci misaal ci anam yi nga xam ne ci lañ tere ouverture u marché yi ñu ñëw jël seen décision peut-être am na fu ñu ko wékk dégg nga mais bu ñu fàtte nii même ci àq ak yelleefu doomu aadama booy jël ay dogal yu mel nii nga xam ne day tënk nit ñi ci seen dundin boo ñëwee ne bés tey ci ngay jaay produit alimentaire mais est-ce que sóoraale nga ko amul frigo est-ce que yow jàppoo ni da nga ne dëkk bi mënuñu confiner ñu la lu tax nga ne secteur informel mooy dominant secteur informel mooy ki nga xam ne day daw njël c'est-à-dire foog mu liggéey tey pour mën a am lu mu dundee suba noonu la ko Nations Unies définir boo demee bay jël genre dogal yooyu moo tax ma jàpp ni mbir mi foog ñu càmbar ko foog ñu ubbi ko ci pàcc yépp yi nga xam ne boroom xalaat yi anthropologue yi dañuy ñëw et puis fu bay jeexale moom mooy wax nga ko sànq ci Covid-19 bi sànq wax nañ ci ne am na benn ndaw bu génn àdduna préciser nañ ne dafa amoon yeneen feebar wante man jàngat bu ma ci def moom mooy ñun ci géographie lu ñu doon jàngal fii moom mooy suñu pyramide des âges dafa inversé donc booy xoolee ñi nga xam ne dañu féete ndaw ñoom la jàngoro bi gën a yàpp contrairement ak yeneen dëkk yi mais aussi beneen spécificité moom mooy fii suñu problème moom mooy lan moom mooy cas contact yi c'est-à-dire benn nit day wàllu ñu bëri loolu suñuy dundit la Europe amuñu problème boobu parce que souvent yow da ngay dund yow ak sa jabar ak sa doom wala yow kot ak sa xaj wala sa muus donc finalement loolu aussi foog ñu indi anthropologue yi pour ñu xool suñu lalinu société lan la ñu mën a def. trouver une réponse communautaire et surtout aussi foofu laay jeexalee moom mooy boo jàppee ci kër yi du ñu toogee mën nañu sol masque à longueur de journée mais bu ñu ñëwee wër boolu ceeb bi mais amul distanciation sociale. nañu waxante dëgg donc bu ñu naxante bu ñu bëggee mbir mi dox foog ñu teg ko ci dëgg dox ko ci ngor mais aussi respecter dignité wu nit ñi. très bien alors dañuy dellu siwaat si li nga xamante yaa ngi ko doon wax avant ñuy dem ci point bi muy situation sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger surtout ñi nga xam ne ñàkk nañu seen bakkan nee nga sànq jamono ji ñu ngi ci njàqare ndax li ñu nekkee xamuñu ñaata temps lay durer dina baax tey ñu xam ñoom naka la ñuy dundee situation bi jamono ji ndax am na si ñoo xamante ne à travers la presse lire nañu gis nañ ni finalement mujjewuñu xaar dañoo denc seen néew ndax xam nañ ni ministère changé gul avis ci jëm ci point boobu. waaw mais loolu lu gën a tax aussi collectif bi nga xam ne mooy collectif bu ëmb ndaw diaspora bi dem ci beneen étape ci xeex bi moom mooy loolu foog ñu dakkal ko parce que ñooñu dañu xaar jéem def ay pexe tële. moo tax ñu jël solution boobu mais nekkul li nga xam ne moo leen gënal et que ba léegi bàyyeeguñu idée que bu ko situation permettre ñu mën a indiwaat def rapatriement transfert u dépouilles mortuaires yooyu def exhumation yooyu yëpp yoon maye na ko mais dama jàpp ni tey mbir bi moo tax comme lu ma la doon wax rek mbirum Covid-19 société bi aspect yëpp la impacté. pàcc yëpp donc foog ñu jël ci ay psychologue parce que tey am na ay familles yi nga xam ne maa ngi woon en contact ak ñoom mbir mi daf leen jaxase parce que mbir mi nekkul jël rek suul mais da ngay respecté ki nga xam ne moo nekkoon sa papa wala moo nekkoon ki nga xam ne moom nga doon dundaloo ak sa religion ak sa gëm-gëm léegi loolu dañuy ñëw tënkuñu ci et puis état nee na day fay mais foofu daa am nu yoon tëréew et que bés boo demee ba jëlee engagement boo ko respecté wutul mën nañu dindi la fa nekkoon teg fa keneen donc yooyu yëpp booy tax ne day am benn anxiété benn insécurité et puis au-delà de ça parce que man depuis 20 ans maa ngi Paris donc dund naa ci diaspora bi képp ki nga xam ne yaa ngi doomu diaspora foofu di dund boo sañoon boo fi génnee àdduna ëllëg ak si biir ñu indi la fi nga xam ne foofu nga cosaanoo donc loolu yëpp day indi benn anxiété et puis famille ci boppam du ñu mën na def dëy bi parce que le fait que nit génn àdduna nga ñëw indi ko ci ay mbokkam ngeen waxtaan gunge ko denc ko day permettre ñu tourner page bi xam ne li mu namoon def nañ ko wàccoon nañ ko. ñiy xaar ba tey parce que boo amee sa néew tamit ñu teel la ko. da ngay fay.
waaw bërëb yooyu nga xamante ne ñu ngi fa des temps boobu noonu yëpp nga xamante ne tey économiquement nit ki mu ngi koy jëlee ci poosam est-ce que sur la durée dina ko mën a continuer ndax ministère bu fekkee changé gul avis te yow yaa ngi yëkkati sa poos ba léegi di def ci loo xamante ne xamoo kañ la jëm loolu it problème la. waaw loolu comme ni ma la waxee rek loolu lu pousse diaspora bi moom mooy loolu moo tax aussi ñoom ñu dem seeti juge bi nga xam ne moom ay gardien de liberté yi dafa am liberté de conscience et de liberté de religion mais aussi dafa am droit aux funérailles pour les familles. loolu dañu jàpp ni tey interdiction bii Sénégal jël non seulement respecté wul yoon parce que boo nekkee autorité quand même ngay jël dogal bu grawee nii lu ñuy xaar ci yow ba booy nga firnaal ko fësal ko ci benn document écrit ñoom communiqué loolu rek dafa tax ne waruñu mën a fullaal que ñoom lu ñuy def teg nañ ko fenn. li may jeexalee moom mooy da nga koy jàpp ci sénégalais yi dafa am rupture d'égalité ci sénégalais yi nga xam ne parce que sénégalais dafa am liberté de circulation dafa am lu mu wund maanaam moom mooy boo demoon bitim réew même boo fa décédé sa néew war na mën a ñëwaat loolu jurisprudence def ci constante d'accord ñu jékki ñu ne dañu koy dakkal mais rupture d'égalité bi moom mooy lan tey ku génn àdduna fii ci Covid-19 bu say mbokk ne dañ lay yóbbu bërëb sàngam dañ la fay yóbbu léegi man laaj buy samp moom mooy lan moo ciy changé puisque sénégalais yi yàgg nañu génn àdduna bitim réew ak xeetu jàngoro bu nekk ñu leen di indi moo suñu ci dégg benn xeetu contamination wala propagation parce que dañuy respecter compagnie yi ñooy gën a respecter docteurs yi foofu tout ça donc bu ñu ñëwee tey ñu yegg si fii ñu ne ku fi décédé ci Covid-19 fii Sénégal dañ lay suul fu la neex mais bu dee néew bi mu ngi ci biti duñ ko indi bu doon compagnie aérienne yi ñoo ko bañ ñun mën nañ ko comprendre mais tey dogal bi non seulement dafa bett Sénégalais yi mais day révolter conscience u Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi parce que ngeen Cour suprême mu war a statuer suba ci dossier bu mel nii su fekkee Cour suprême dafa wax ne mënu ci trancher nu ngeen di doxal. waaw loolu collectif bi déposé nañ seen recours maanaam en procédure de référé mooy procédure bi nga xam ne dafa jàmp parce que dañu jàpp ni ak yelleef bi nu ñu ko salfaañee dafa nekk benn violation manifeste bi nga xam ne amul sikki sàkk dañ ko war a dakkal ci nu mu gën a gaawee léegi ñaari mbir moo mën a am soit juge bi effectivement te njort naa ne dañuy wax droit ne autorités yi déjà que yow mënoo nekk autorité teree dara te génnewoo xaatimoo benn document bu koy fësal ñu autorisé donc ñi nga xam ne mooy néew yi nga xam ne ñu ngi néggandiku bitim réew ñu ñëwaat fii wala ñoom bu ñu waxee ne loolu defuñu ko dinañ continuer wéyal xeex bi sur le plan international. continuer bi fan la fan ci juridiction. juridiction bi tey loolu aussi maa ngi attirer seen attention c'est que période d'exception droit de l'homme pacte sur les civils et pacte sur les droits civils et politiques daf ko prévoir dérogation yu mel ni mais bu ko état déclaré dafa war a def déclaration de dérogation ba sànq ci suba Sénégal yónneegul parce que daf ko war a yónni secrétaire général ONU léegi nag boo ko yónnee ba ñu jot ko ñoom dañuy commencer saytu di suivre ces situations décision boo jël ñu xool ndax c'est proportionné par rapport ak loolu donc ñoom bu ñu ko fësalul c'est-à-dire bu ñu dakkalul violation bi donc ñun dinañ saisir comité des Nations Unies sur les droits de l'homme pour ñu dakkal loolu et que li ma lay wax ni du dañ ñu ngi nii tey peut-être ñaanuma ko bu ñu yeggee foofu moom mooy Sénégal comme deful déclaration boobu mënula donc plaindre que donc violation bi méngoon na ak situation sanitaire parce que situation sanitaire pour benn état mën a alléguer état d'exception su ko décrété sans délai dafa war a def déclaration boobu. alors tey collectif bi lan la mujjee jot ci xibaar mu jógee ci ministre bi waxuma li nga xamante ne mooy conférence de presse yu muy def wala point bu muy def ci fànn boobu ñoom est-ce que jël nañu initiative bu jéem ko contacter pour xam lan mooy taxawaayam wala lu mu leen mujjee wax. Ministre des Affaires étrangères bi waaw déjà collectif bi ñoom ñëwuñu rek ne bëreet dem Cour suprême daa am fu bëri fu ñu jaar jéem nañ jéemaat bind ministre yi bind ay yeneen secrétaire d'État tontuwuñu
comme ni ma la wax rek mbir mi amul benn xeetu document bi nga xam ne jóge na ci administration du dogal du réponse pour tontu ci loolu dañuy wax ay communiqué ak ay réponses yooyu administration laluwul noonu donc loolu dañ koy ñaawlu donc bu ñu defee ci loolu amu ci dégg naa ci suba que peut-être am na ñi nga xam ne ay kuréel lañu dinañu gisante ak médiateur de la République mais dama jàpp ni droit bi nga xam ne moo nekk en cause encore une fois ñun ñëpp ay sénégalais lañ ñoom xam nañ peut-être ci ay affaires yu ñuy sukkandiku mais fàttali nag ci comité bi ci collectif bi am na ay aussi ay médecins yu bëri yu nekk bitim réew seen xam-xam màcc ci loolu man mi ci sama liggéey aussi xam naa lu protocole bi di wax parce que yàgg naa accompagner ay nit ñuy jëli wala ñuy def ay procédures li ma lay wax moom mooy tey déjà non seulement amuñu document bi mais scientifiquement amul benn risque ñu jëlee benn néew indi ko parce que buñ la jëlee déjà nga décédé dañ lay dugal ci benn papier hermétique ñu soudé ko comme à froid comme on dit épaisseur 22 centimètres ñu plongé corps yi ci ay substances yi nga xam ne virus mënu ci dund. li ngay wax nii ñun mënuñoo gëm ne kilifa yi yëguñu lu mel nii. garantie yooyu nga xam ne war na mën a am si néew boobu nga xam ne dañ koy indi. mais tey bu Sénégal taxawee am posture bu mu am. ndax baaxul ñu interroger wu derrière. ndax ñooñu Sénégal ndax àttan na ko ndax mën na ko est-ce que du mën-mën bi loolu it moo nekk ci ginnaaw moo tax lu mel nii ñu campé fi ñu ne. non loolu ci bitim réew c'est-à-dire fa néew bi di bàyyeekoo fa la loolu di am règlement sanitaire international moo koy wax ak protocole funéraire ñi nga xam ne ñoo ko laal comme ni ma la wax c'est-à-dire daanaka d'habitude bu néew jógee bitim réew bu yegsee rek dañ koy jébbal suñu borom. parce que dañu koy def ci ay conditions yi nga xam ne même parfois amuñu droit ubbi wala ñuy xool ay yeneen ubbi man xaalis la ndax dafay laaj état dugal ci koppar pour que ñooñu ñëw moo tax ma ne ndax mën-mën bi foofu noonu la ñuy wax wala non du question mën-mën comme li ma la wax loolu moo ci bett nit ñi parce que état lu mu wax moom mooy denc leen seen néew foofu ku ci décédé man pare naa pour fayal leen place mais immigré yi xaaruñu place ci président xaaruñu place ci ministre des affaires étrangères ñoom lu ñu bëgg moom mooy ki nga xam ne moom murit la wala tijaan la wala catholique wala lu mu mënti gëm lu mu nekkoon ci suweem fu mu bëgg ñu denc ko moom mooy mu ngi dox tey suba bu ko dara daboon ñu yóbbu ko foofu comme ni ñu yóbboo Sénégalais yi lépp donc loolu au contraire day gën a oyofal gafaw Sénégal état wu Sénégal parce que état dafa bëgg a fay ñu ne ko soxlawuñu sa xaalis lu ñu bëgg moom mooy nga respecter ak yelleefu nit ñi nga tënku ci yoon lu yoon wax moom mooy booy jël dogal bu mel ni da ngay joxe justification scientifique léegi nag bu ñu bëggee coow li nag nañu teg ci table bi justification scientifique bi ñoom ay docteur lañ mais ñi leen di xelal aussi ay docteur lañ comme ay yeneen docteur dinañ wax après tribunal bi dina àtte. très bien dafa am loo xamante ne lu am la mooy di également certes am na ñu xam ne ñàkk nañ seen bakkan mais am na ay doomu réew ñu ngi feebar. te nekk ci biti. tey mu am un budget wala montant boo xamante ne ministère wax nañ ko 12 milliards 5 pour mën a jàppale ñooñu nga xamante ne nii ñooy doomi réew yi nekk ci biti est-ce que ñooñu instant bii nii ndimbal loolu surtout Sénégal yi nga xamante xëy na ña nga feebar tëdd te soxla ko ñu ngi ciy jot. waaw loolu nag mënuma ci tontu parce que donc dégg naa daal que président annoncé na 12 milliards pour diaspora bi man lu ma ci gis ñoom lu ñu jàpp ñoom mooy Sénégal ci boppam moo gënoon yelloo loolu sauf que man li ma jàpp moom mooy aussi am na peut-être benn catégorie socio-professionnelle mooy étudiants yi maa ngi diisoo ak ay étudiants depuis 2 mois ay étudiants yu nekk Russie ci ay conditions yu tar yu métti laata confinement bi di commencé Moscou déjà ñoom amuñu woon droit liggéey dégg naa temps yi consul ne mu ngi ciy dox ay jéego mais ba sànq ci suba ñu ngi fu ñu nekkoon mbir mi ñëw xamuñu kañ lay jeex donc dama jàppoon ne dafa waroon am benn ciblage mooy li ma doon wax rek tactique moom mooy tey ñu ngi traité benn crise alimentaire alors que crise sanitaire yi soldats yi nekk ci kanamu xeex bi. war a xeex seen kër te amuñu lekk danañ leen jox ñu lekk. waaw mais xam nga mbir mi ba mu tàmbalee ñëw rek ne bëreet ci 10 régions yi dafa continuer di law il fallait donc ci benn stratégie ciblée ñu confiner partie par partie. région par région loolu moo gënoon efficace maanaam tey yaa ngi gis Kër Massar nit ñi ñëw ne dañuy ubbi marché yi parce que ñooñu moom la ñu yaakaar
moom la ñu yaakaar comme li ma la wax ñëw nañ ñu ne dañuy sukkandiku ci bourse de sécurité sociale yi pour joxe ndimbal bi mais du ñëpp am bourse de sécurité sociale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci marché yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bi mais ñooñu ñoo gën a impacté que yenn catégorie yi nga xam ne ñu ngi dans le monde rural am na ay ñi nga xam ne dañu yóbbu ndimbal dañ ma nettali ni ba ñu laajee ñooñu dañ leen naan daal que ñun dégg nañu rek ñuy wax Covid 19 beeg yooyu mais xamuñu nu mu demee parce que ñoom ñu ngi continuer seen dundin dara soppeekuwu ci par contre ki nga xam ne da doon yeewoo Pikine wala mu yeewoo Géejawaay ñëw Dakar daw lu mu am daaba boo ñëwee tëj secteur touristique bi ne kenn dootul dem gore kenn dootul da ngay daal di dakkal lu mu am loolu nag même ci tëralinu gestion situation d'exception sanitaire Nations Unies daf ci teg ay principes directeurs mooy principe pour Syracuse yi nga xam ne depuis 1984 def nañ ko nee nañ boo tënkee nit muy confinement muy isolement wala quarantaine foog nga jox ko lu muy dundee mais aussi foog nga jàppale ñi nga xam ne ñoom la bàyyi ginnaaw boo ko deful moom mooy lan da ngay créer lu ñuy naan contournement évitement wu système médical maanaam ku sa bopp metti wala boo xamee ne da ngay ne bu ma demee foofu dañu may téye loolu nag mooy tax des fois aussi ñu naan ay cas communautaire parce que nit ñi des fois dañuy xam mais dañuy ne pat parce que xam nañ ne bu ñu leen téye woon 14 jours njël du am. alors situation bi ni ko gisee sànq fu mel ni tey par exemple li nga xamante ne am nañ ko ci cas professeur Marie-Louise Fortes bu centre de traitement Dalal Jàmm dafa wax ne bu ñu continuer nii fii ak 10 jours mën nañu amaat sax 1000 cas supplémentaires lu mel noonu ñu teg ay dogal nit ñi même bu dee am nañu sañ-sañu di dem ak di dikk te yoon may leen ko te état gis ne bu leen bàyyee ñu doxal ko mu gën a lor askan bi foofu it dina baax ñu xam foofu yoon fan lay situé wu est-ce que dañuy bàyyi nit ki mu dox li nga xamante ne mooy li ko war wala kilifa gi moom gis na ni kii kat su ma ko bàyyee dina lor ñu gën a bëri waaw mais loolu lu ko war a lal moom mooy yemale mais mënoo ñëw nga ne marché yi dañuy ubbi bés sàngam ak bés sàngam ak bés sàngam kuy jaay alimentaire bés tel la kuy jaay leneen bés tel la mais ki nga xam ne dafa yor grande surface da ngay ñëw yor sa kat yi di pousse jël alimentaire jël non alimentaire jaar dem sa yoon. alors que tey couche boobu ci boppam ñooy couche bu gën a vulnérable ñi nga xam ne ñuy jaay ci marché bi ñoom la ñu waroon gën a jàppale ñi nga xam ne ñooy daaba ñoom la ñu waroon jàppale comme nu ma la wax rek c'est-à-dire mbir mi mbiru société la maanaam du mbiru docteur avis médical encore une fois maa ngi sargal docteurs yi pour rafetaayu seen liggéey di leen rendre un vibrant hommage je pense que bu nekkoon guerre ñoom ñooy héros yi mais li may wax def leen weesu parce que man xam naa ne ñoom ñu ngi seen rôle peut-être fii ak ay années dinañ la wax dara ci gestion wu crise bi mais loolu ci boppam président nag mooy def option politique yi des fois mën na juum des fois aussi mën na jël décision bi nga xam ne peut-être daa am leneen lu mu ciy wut loolu moom rek moo ko xam. alors redéfinir stratégie nga wax xoolaat priorité yi. mu am tactique aussi mu am tactique mais ci lan parce que wax ko ni dans le général. mais dina baax ñu xam lii kat bu ñu ko waree changer fan lay doon. waaw loolu lu ci njëkk comme ni ma la waxee moom mooy tey. fii am nañ benn particularité mooy lu ñuy wax cas communautaire yeeg cas contact yi comme ni ma la wax ñun suñuy société gis nga geste barrière yi ñuy wax yépp du suñuy anthropologue suñuy sociologue ñoo ko produire ñun dañu ñëw rek copier li nga xam ne moom la ñu génne ndax am na ñi nga xam ne mën na dox am na ñi nga xam ne mënta dox ci suñu société fii par contre ñun xam nañ suñu société nu muy dundee xam nañ suñuy logique locale boo jëlee sociologue sénégalais wala benn anthropologue nga wax ak moom boo ko waxee leen mën na leen li mën a dox lii moom bàyyil mu wëy loolu nag mooy tax que du ñu sooke parce que des fois dañuy def ay fausses certitudes boo ñëwee di wax ne lii mbirum coronavirus du takk masque rek raxas loxo dégg nga da ngay xëy ci kër gi man ma liggéeyi keneen xëy keneen dem marché ngoon si ñun ñëpp ñu booloo ci bool bi donc yooyu yëpp foog ñu xoolaat ko comme ni ma la wax pour xool ci yan anam la ñu mën a endiguer encore une fois mais mbir mi aussi comme ni ma la wax problème économique la et gis nga bu ñu continuer nii maa la wax loolu peut-être nee nga dinañ am ay 1000 cas mais après période boobu day am défiance beneen bi aussi mooy lu leer li ma la wax mooy priorité bi fii tey dañu waroon a joxe masque protéger personnel bi balaa ñoo joxe ceeb ak dëwlin ak saabu inversion des logiques yooyu foog ñu dellu si waat mënoo ñëw ne da ngay def benn plan de riposte génne lu toy ni 1000 milliards jël 6 milliards cote
naan dinaa joxe 64 milliards pour santé bi alors que xam nga ne tey ba ma dégloo rajo dégg naa ni Kaolack amuñu donc machine réanimation alors que am nañ déjà ay 19 cas yooyu wala lu ko raw loolu du yoon tey fu ñu toll 2 mois après la crise après avoir franchi le seuil psychologique des 1000 cas waratuñu woon am benn bërëbu santé bi nga xam ne mu ngi wax loolu leneen aussi ci dolli ci li ngay laaj yaa ngi may laaj am na benn ay pàcc yi nga xam ne dañ ko négliger et c'est problématique ici xam nga ñu ngi ñëw naan coronavirus foog ngay raxas sa loxo mais déjà foog nit ñi am ndox tey fu ñu toll nii SDE waratul woon mën a couper kenn pour ndox mi mais am na aussi yeneen yi nga xam ne moo raw ndox mi moom mooy li nga xam ne mooy dundal nit ñi mais nit ñi foog ñu jàppale leen ci yenn mbir yi comme ni ma la wax pour ñu mën a am confiance légitimité système bi sinon dañuy jàpp nit ñi daal dañ leen di tere ñu liggéey dañuy dem ba noonoo ak pouvoir public yi donc seen politique bi ci boppam da leen di énervé day sooke. état d'urgence bi prolongé nañ ko ba 2 juin te loolu dafa tënku it ci loi d'habilitation bi nga xam ne adopté nañ ko assemblée pour may président pouvoir yooyu mu def ko bañ ko dooreek léegi ndax gis nga ni la muy doxal wékk na ko ci loolu nga xam ni moom la ñu tënk ci këyit. waaw loi d'habilitation bi donc mën nañ jàpp ni tey mesures yu mu tegagum yépp ay mesures yi nga xam ne situation bi daf ko laajoon même bu dee ci yenn yi d'accord uñ ci proportionnalité bi comme ni nga ko waxee mbirum gestion nag dafa metti ci nguur yëpp du Sénégal kese muy yeneen yombul ci kenn comme ni ma la wax coronavirus dañuy xeex lenn li nga xam ne xamuñu nu mu mel en réalité parce que dañuy wax guerre rek mais kenn gisu ko dégg nga donc léegi dafay am saa yoo yeewoo benn système de balance mooy li ñuy wax la solitude du pouvoir moo tax ma ne tey fu ñu toll nii opposition bi waru woon confiner politiquement intellectuellement parlement bi ci boppam tey la waroon a gën a taxaw di contrôler jour après jour lu gouvernement bi ñu ciy débattre parce que ñun Sénégal fii tey personnel médical bi nu ñu gérer stratégie bi dans un premier temps wane na ne que ñun suñu capital humain mën na rivaliser ak ñi nga xam ne ñoo raw ci àdduna bi par contre suñu cat moom mooy problème mu moyen problème mu moyen nag ba mu waxee ne day génne 1000 milliards jàppoon naa ne problème moyen du dootul amati mais dafa génne 1000 milliards jënd ceeb jënd dëwlin loolu war nañ ko def mais dans la vie dafay am ay priorité da nga am li nga xam ne moom mooy farata am li nga xam ne mooy sunna comme nu ñuy wax fii mais mënoo ñëw ne da ngay joxe ceeb joxe dëwlin alors que ñi nga xam ne ku sa bopp metti wala nga tisool yi ñoom ngay seeti bu ñu ñëwee ñoom ñoo war a jëndal seen bopp masque takk ko ñëw seet si lu des aussi li nga xam ne dama bëgg ñu bàyyi ci xel moom mooy traitement wu déchets médicaux yi loolu déjà amoon nañ problème boobu Sénégal fii gis nga personnel bi non seulement foog ñu continuer di leen tàggat ci seeni protocole maanaam nan la ñuy accueillir nit ñi jox leen tam donc li nga xam ne moo leen di protéger comme du ma ko waxee équipement bi mais aussi déchets yi nan lañ koy traiter parce que gis nañ ko fii hôpital Le Dantec donc benn garçon de salle moom moo amoon ci kii bi donc ñooñu ñooy manipuler yenn produits loolu foog ñu xam fan lay mujjee parce que bu dee dañuy jël mbirum coronavirus pour ñu sànni ko déjà ci ginnaaw plage yeeg yooyu wala mu nekk ci kii donc loolu bu ñu xëyee am cas communautaire waruñu tiit ci présentation bi naan cas communautaire. alors maître bëgg naa ñu jeexalee benn affaire suba maa ngi naan Cour suprême dina statuer ci requête bi nga xamante ni collectif bi introduire na ko bu fekkee ni tey amoo leen ci sànq tontu nga ma ci li nga wax mais bëgg naa xam xeex bi it ban diir ngeen yi am possibilité mën ko continuer parce que it dafa am temps boo xamante ni néew it mën nañ ko xaar ngir mën a ñibbisi. waaw loolu du ban maa koy décider comme ni ma la waxee collectif bi diaspora bi ñoo ko teg mu am dayo bu rëy nekk ci lu mat fanweeri dëkk wala lu ko ëpp am ñi nga xam ne comme samay ñoom naataango Mbaye Diagne ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp bi di pousse affaire yi mais lu wóor ba wóor moom mooy xeex bi moom diaspora bi taxaw nañ temm pour dem ba fu mu war a yem léegi comme nu ma la ko waxee sànq rek bu dee luñ ci xaaroon amul
dinañ continuer wóyal xeex bi ci yeneen i bërëb sur le plan international. jërëjëf maître Abdoulaye Tine nekk président Union sociale libérale nekk également avocat au barreau de Paris. ci kanam rédaction bi dina fi teew ci benn waxtu jébbal leen li gën a fës ci xibaar yi ñu leen di jaajëfal ci teewlu gi. merci également à l'équipe technique. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.